suivre activités yu bëri bon maa ngi félicité seen président Abdoulaye Thiam moom moo ko jiite. mu nekk lu am solo parce que cette fois-ci dañu doon gis manifestation yi bu amee. dañuy jiital officiel bi ba mu ëpp. gouvernement bi ñëw. xumbaay bi ñu def seen ay discours officiels. alors que loolu du mooy càmbar jafe-jafe nappkat yi nga xam moom la ñuy jànkuwanteel géej gu amul jën. bato yu mag yi di napp suñuy jën yi te du ñu xam nan la ñu signé contrat yi. yenn saa yi moo li dem géej ñoo feebar bari na ay jafe-jafe yu napp di jànkuwanteel sans compter les mareyeurs yi nga xam ni yenn saa yi sax ñu jógee Sénégal dem Gambie maa ngi ci jokkoo kenn mu may envoyé ay images yoo xamante ni bi da ngay gis bato yu mag yi ni ñuy tayee di dagg mbaalu borom gaal yi ndaw yi bu ñu nekkee foo xam ne xëy na xaw nañu jigéeyantoo xëy na foofu am na jën pour ñu siis leen dañuy ñëw dagg seen mbaal yi dañuy aw ci kaw mbaal mi muy ay jafe-jafe yoo xam ne yëpp moom la ñuy jànkuwanteel donc bis bi ñu jagleel wàllu napp mi bu ñu xoolee jafe-jafe yooyu ñu taxawal benn coalition CAPS ñu ni dañuy def benn manifestation mais ci ñeent place yu bokkul Mbour Saint-Louis Thiès ak Dakar pourquoi Thiès parce que moo boot ay Kayar ay Mboro et cetera Saint-Louis xam nañu ko Mbour xam nañu ko Dakar la même chose ñu ni léegi nappkat yi il faut ñu impliquer leen ci rencontre bi déglu seen xalaat ñu ñoo participer ci wàllu échange yi ñuy def atelier yi ñuy def ba ñu noppee loolu lépp ñu tënk ko xam ni lii moo lompooñal napp mi ci Sénégal ba jën mujj nekk luxe ak jën ni mu yombe woon bu njëkk ñu jéem ci mën a indi solution bu fekkee am na ay recommandations ñu ñu jox gouvernement bi ñu yeggee ko gouvernement bi en tant que njaboot waxtaan ci ak ñoom ba ñu mën a indi solution parce que ñoom nangu nañu ñoom acteurs pêche yi nit léegi napp mi dafa dellu gannaaw dundalatul ñu ci nekk te dafa bokk ci secteur yi nga xam ne mook agriculture ak élevage bu fekkee sàggane nañu leen non seulement ñu ngi dooleel ak ndóol ak ñàkk mais dañuy rey ay njaboot yu bëri parce que tey bu fekkee napp mu ngi dox ñaata ci ay liggéey la mën a joxe mais liggéey ñooñu dafa liggéey itam kenn ku nekk père de famille nga ñaata nit ngay dundal boo gisee ñuy wax doole napp ak doole agriculture du question ki ci nekk li muy am mais ki ci nekk ñan ñoo nekk ci ginnaawam ak ñaata nit ñoo mën a liggéey ci élevage ak agriculture donc démb boo déglee si ne ay discours ak points yi nga xam ne tënk nañu ko bu fekkee gouvernement bi jàppale na leen ci loolu mun nañu am solution mun nañu wàññi jafe-jafe yi napp yi jànkuwanteel tey maam boo demee ci quai de pêche yi quai de pêche bérébu koom-koom la woon tey mais ña koy fréquenté di mareyeurs yi ñoo doon was jën ñu doon lakk keccax ñu doon lakk tàmba jang yenn ko tu dàmba yi ñi doon ràbb ay dàmba borom charrette yi fa doon nekk ñi doon jënd ci quai de pêche ba dem bi jaay ci localité yi ci quartier yi ak ci village yi ñuy dendandoon tey ñoom ñëpp dañoo lem seen i kakaaki de bas taxaw di xaar doxatul fenn ñaata nit la ñu tey ci Sénégal donc daje dem bi am na solo te vraiment gouvernement bu Sénégal nañu dégg li bàyyeekoo ci CAPS mais ñu bañ ko rek dégg noonu dugg fi mu génn fii ñu indi seen yeneen proposition yoo xam ni la ñuy signé ay contrat yu kenn xamul voilà alors sama mbokki nappkat yi ñoom la ñu gën a fësal seen ak jàmbat démb moo di farine de poisson bi nga xam ne mooy tax ñu napp yoos bi alors que repos biologique à chaque fois dañu koy woote waaye respecté ko dafa mel ni moom moo jafe. mais loolu c'est à l'État justement nag moom moo war a taxawal loolu xam nga dañ naan non seulement dafa am période repos biologique mais dafa am ay projets yu bari yoo xam ne dañ ko fa taxawaloon am na yoo xam ne ba léegi muy dox muy par exemple les aires marines protégées pour fexe ba yenn yi duñu dem di fa napp ci géej gi am repos biologique boobu ngay wax mais tamit am li nga xam ne moom mooy récif artificiel yi nga xam ne dañ koy dugal ci géej yi ba nga xamee ni fi ñi nga xamee ni changement climatique dafa dem ba jën yi nga doon am amatoo ko ndax amatuñu fu ñu mën a reproduire wala fu ñu mën a juree pour mu mën a law en plus de ces gros chalutiers yi nga xamee ni daanaka jël nañu lu bari ci jën mi mais loolu il faut nécessairement gis nga réew njiital réew mi ak gouvernement am ñoom ñooy sàmm li nga xam ne mooy ressources yooyu muy li mu valable ci géej gi ci lu jëm ci wàllu jën ak ressources halieutiques noonu la valable ci lépp lu jëm ci wàllu mine muy or muy diamant muy fer muy ci bant bi nga xam ne ñu ngi koy caxatee ci yenn ci ay bërëb ci réewum Sénégal mais loolu yëpp gouvernement bi ci boppam moo war a yore benn politique boo xam ne ni du doon politique wu defar keneen ñu nekk ci bitim réew waaye politique wu jiital d'abord sa askan ci lu soxal mbirub ressources yooyu nga xamee ni am ngeen ko ndax maa ngi koy wax sànq changement climatique yi tax na ba réew yu bari am na ñoo xamee ni amatuñu jën dañuy wàllu yaan si ñëw fii ci suñuy réew yi ci mel ci Sénégal ci Guinée Bissau ca Mauritanie pour mën a am lenn ci ay jën yoo xam ne dañ koy soxla mais yooyu les réew ñoo war a
ci seen mode de gouvernance waaye tamit ci seen dëgër wane ni ñun ñoo moom suñu suuf ñun ñoo moom suñu géej ñun ñoo moom li nekk ci àllal ci wàllu woowu mais fexe ba sénégalais yi ku ci nekk ci secteur bi nga mën a nekk nga xam ne la ngay liggéey réew mi wala borom réew mi ak gouvernement bi ñu ngi la ciy jàppale ba tiitaange yooyu du am mais tey lan moo tax sénégalais yu bari di jóge Sénégal di dem di dugg biir Mauritanie pour mën a am jën wala ñuy dem Guinée-Bissau pour mën a am jën c'est tout simplement parce que ñun suñuy ressource halieutique fexe nañu bazarder ko joxe ko ci daanaka boo waroon a jënd lenn 1000 francs nga jaayee ko bitim réew 5 francs mais finalement sénégalais yi ñoom ñoo ciy sonn mais tout ça nag incombe d'abord et surtout avant tout aux autorités et surtout à leur manière de gouverner. jaajëf 6h30 kon nag dama lay bàyyi nga dem réunion rédaction ci kanam incha allah. le député du peuple da ngay resté. damay resté wala damay dem. ah da ngaa bëgg a dem yow it. bàyyi ñu doxal rek. après am na loo xam ne faw ñu commenté. ndax am na fa ñuy organiser bëccëg bu njëkk wàllum sàmm mi dañuy tëj école yi. diiru ñetti fan loolu faw nga joxe sa xalaat. ñu dem sa Karantaba foofee bërëb bu nga xam ne diina ji dafa am doole lool sa département bu Goudomp seen bëgg-bëgg moo di gox ba na mu soree ñu daal di koy nag def seen kéem kattan ba mu gën a jige ci nan maanaam defar yoon ya ba mu jàkk ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo ci ay leeral. ñu jotoon koo tabax ci 14e siècle précisément ci atum 1340 lii di jumaa bu mag bu Karantaba mi nga xamante ni ci lu yàggul dara ñii di waa ministère de la culture jotoon nañ ko réhabilité am na ay mur yu nga xamante ni dañu sonn lool ndax taw bu bari waral ba askan wi fas yéene defaraat jumaa bile ci benn cotisation bu ñu lancé lu ni mel Abdourahmane Dramé xamle yoroon seeni kàddu. ay xale ndaw yi nga xamante ni manko di cotiser duggee ci dërëm ba million pour réfectionner sunu jumaa ji kon xam ni état bi am na lu ko war te def ko. Karantaba nekk kër diine bu mag bu nekk ci département bu Goudomp mu ngi dund tam lakku bi nga xamante ni jéggi na dayoo niki noonu tam nekk na béréb bi nga xamante ni amul maison des hôtes waaye tam ay institut fa ñuy jàngale alquran. boo amee soxla bu urgent pour ñëw si Karantaba jafe-jafe rek nga jànkonteel ndax boo ko jëmalee ci côté Sédhiou bag bi doxul boo ko awalee tamit si côté Diop Kounda tamit balaa nga fi ñëw yoon mi yëpp a yàqu ndax soxla nañu daara moderne amuñu ko. président de la république Macky Sall gis nañu li muy def ci kër diine yi na ko def ci Karantaba ndax Karantaba ci la bokk. Karantaba mi nekk chef lieu de commune nekk tam chef lieu de sous-préfecture mu ngi ñaan tam nguur jàppale ko ba mu am benn centre de santé pour lii di mbir mu fajum nekk lu nar a yomb ci askan wi. El Hadj moo di si diiru ñetti fan dañuy tëj l'école yi ndaxte maanaam mën a amal cérémonie ba. xam nga wax naa la ko fan yee passé bi ñu njëkkee annoncé journée boobu ma ne la man fekke naa ci benn mooy bi ñu defee woon ca Kayel nekk ca département bu Mbacké. ma ni journée bi ma gis du journée élevage mais folklore la ak meeting. parce que journée l'élevage daanaka élevage mënoon nañu contenté wu tey ci éleveurs yi njàmbaarte yi ñuy def di def ay foire yoo xam ne dina permettre Mame Mbaye Ndiaye ñëw expose dina permettre Mame Mbaye Ndiaye ñëw sàcc expérience bu bëri. dina permettre éleveurs yi ndaw yi am contact ak éleveurs yi mag yi. ñoom Mame Ibra ñoom Baye Cheikh Diop ñi nekk ci wàllu pitax ñi nekk ci wàllu xar ñi nekk ci wàllu mouton comme président Omar Sow ñi nekk ci yeneen ak yeneen nga xam ne acteurs yooyu. bu ñu leen ci impliqué boole ci honorable député bi jiite wàllu élevage bi nu mu tudd sax Dungoro Sow nga xam dafa jiite benn association éleveur man gis naa importance bi parce que fi ma dëkk dama gis ay éleveurs yu bëri yoo xam ni dañu bokk ci association nga xam ni ñoom ñu ngi yëg seen bopp ci ni bokk nañu ci benn kuréel boo xamante ni bi dañuy défendre intérêt sàmmkat yi ci bu fekkee war nañu génn dañuy défendre intérêt sàmmkat yi ci bu fekkee war nañu am daral bu fekkee itam war nañu nekk ci situation bu baax ci fi ñuy jaayee xam nga yooyu dafa am solo ci wàllu élevage mais bu ñu waxee journée de l'élevage te li ëpp ci bis bi maam nekk folklore tëgg ak fecc du matin au soir ñëw def ay discours officiel jàppandalal borom barke yi am ay nagu 5 millions ki 10 millions ñu ñëw def ay exposition mais Mame Mbaye Ndiaye mi am 200 000 bëgg dugg ci wàllu élevage bu demee ci journée de l'élevage bu ñu bisee day lekkaat 200 000 am parce que nag yam fay fekk ñu exposé ko fa 10 millions mayu la ko machine ya fay nekk da ngay xam ne yow amoo ci accès mais da nga naan ko amul li bul dugg ci élevage discours ya fa nekk nga xam ni dañuy jox président association nangam monsieur le maire wala préfet ministre nangam directeur général nangam mais éleveur bu ndaw bi Mame Mbaye mi amoon 200 000 danaan ko man nekk te au moins place ci wàllu élevage alors ak 200 000 mun nga commencer au moins ak 5 têtes
wala 4 têtes. moo xam bëy la moo xam xar la. bu fekkee xar mun nga am 3 têtes nga commencé ca dafa am benn méthode comme foire yi ñuy def di indi connaissance di indi relation. ñuy xamante ak éleveurs yu mag yi loolu mooy tax napp avancé ci Sénégal mais pas journée de l'élevage bi nga xam ni man bi ma fekkee man Kayal man kenn nettaliwuma maa demoon sama bopp yéen dafa du matin au soir. lépp folklore la pratiquement solution amu fa xëy na bon comme Jolof lañ koy defee côté Linguère nga xam ni bu ñu waxee sàmm foofaa tax ñuy wax. xëy na dinañu soppi méthode mais cette fois-ci aussi daañu jox opportunité éleveurs yi ci seen bopp pour ñu yëkkati seen kàddu yi jàmbat. seen i jafe-jafe. daañu leen permettre ñu exposer seen ay nag yu xiif daañu leen permettre ñu présenter seen ay maladies yi yàq seen ak jur mais pas rek ñu jël ay nag teg leen ci camion Dakar ba Jolof pour présenter leen muy ay nag 10 millions ki 7 millions. nga xamante ni bii kenn amu ci accès wala ay façon xar yoo xam ne kenn amu ci accès ak façon njanaaw yoo xam ne miinuñu ko xam nga Mame Mbaye Ndiaye mi am 50 000 jox ko rakam ni ko commencé def pison. mu dem ci Baye Cheikh Diop mu jox ko 2 paires pison mu daal di am lu mu commencé. kooku yaa ngi koy xiirtal ci élevage mais boo ñëwee indi ay xeetu picc njàmbu Diop wala ay xeetu picc yoo xamante ni bii ñun xam nañu ko. xam nañu ñaata lay jar boo nee paire bi ñaata lay jar ñu ni la 800 000. Baye Cheikh Diop boo ko joxee 1 million ni ko dama bëgg peeru pitax mu jox la peeru pitax ba 1 million. mais loolu boo amee xale booy jàngal élevage nga bëgg élevage développé ci am réew da nga koy commencé law ci ndànk-ndànk ci rencontre yooyu nga koy orienté mais doo def rencontre bu mag dem jël pitaxi 1 million. ñoo andi ko fa wala piccum 1 million di ko jaay. Mame Mbaye mi amoon 50 000 am bëgg ko jox rek am la mu bëgg a commencé ci wàllu élevage mais dafay découragé. parce que xamul picc ba. parce que picc boobu dafay contribuer ci wàllu élevage. ci nature bi ci environnement bi mais du pour élevage parce que en général duñ ko sax lekk yooyu yëpp nag fi mu toll élevage de luxe am na solo lool mooy moo tax ñuy jaay ay xaru laadu ay 20 millions 30 millions et cetera élevage de luxe la mais aussi dégg élevage daf ci am solo dégg ci biir daf ci am solo te loolu la ñu war a promouvoir ci journée de l'élevage maanaam Mame Mbaye ñu ni ko nag bii kat 10 millions lay jaar Mame Mbaye ni nit nu mën a jënd benn maalu nag 10 millions ñun ko noonu ki koy jënd 10 millions am na fukki femelle. nag boobu noonu bu demee femelle bu nekk dana am ak moom doom ci at bi kon 10 millions ya nga ko jënde woon doomam jooju déjà jaay nga ko parce que am na ñu bëgg doomu maal boobu. bu ko defee maam balaa doom yi judd moom déjà. donc ci benn at bi 10 millions day génnaat parce que du jaayee doom yooyu sax benn 1 million mën na ko jaayee 2 millions. par exemple donc sàmm dafa am méthode. xam-xam la da ngay gis. ñi ci nekk comme ay ñoom Baye Cheikh Diop ay ñoom Omar Sow ay ñoom Ma Ibra ñi nga xam ne xam nañu élevage di tett ay nit ñu ciy réussir di am ay bergeries yu mag mais journée de l'élevage tëgg fecc ba ngoon jot ñu ngi sant président ñu ngi sant président association ñu ngi sant lii patron yi ñëw